Rendez-vous le 6 janvier, Youssou Ndour ak Super Étoile. Boubs la wax affaire bu exceptionnelle, la première grande sortie de la star planétaire Youssou Ndour et le Super Étoile au 6S. L'exceptionnel spectacle du Nouvel An, entrée 10 000, VIP 20 000. ña ngay jaayee billets RFM, TFM ak Cosaan. Réservation 76 673 20 20 ou le 76 673 21 21. CD bi soog a génn nag raxas Bercy disponible na TFM, disponible na RFM, disponible na à la fois ci standu King FM 99.4. am àndandoo yu baax di dox doxinu baax billaahi duma lang ak ñoom man maa ni woon Youssou Ndour ak Super Étoile fu mu génnee gën yow Youssou foo génnee gën leen le gëneur ku ne bëgg laa gën te mënu laa gën moo taxit rendez-vous baa ngoog Paris toj Dakar dafay toj par la force ci début d'année 2018 bi le 6 janvier. Le Super Étoile au grand complet xale yi sañse yu fashion yor oto yu fashion ñëw ci soirée bu nar a fashion. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ponk ci gën a fës mat na ñaari at ci tey ba ñu ko wotee charte boobee nag soxal tere njaayum mbuusu plastique yi ci Sénégal waaye ba nëga ni kon matalee gu ko ñu ne nag lépp mi ngi aju ci décret d'application bi nga xamante ni moom moo war a tax kon ñu topp ko seetlu gi ci Sikicoor jëndkat ya ak jaaykat ya manko nañu ne mbuusu plastique ya bëggatuñu ko faa gis li leen gënal nag mooy nguur gi def kéemtalaay kàttanam ba ñu daal di rek amal ay sachet ci wàllug këyit ni ñu koy nemmeekoo nag ci réew yi nga xamante ne nii dend nañu ak Sénégal ca Tivaouane Daaru Khoudoss département ba nekk ca département bu Tivaouane lu toll ci ñetti junni ci ay baykatu légumes ñooy jànkonteel ay jafe-jafe yoo xamante ne nii carrière ñoo leen ko yóbbee ñu ne nag ndox mu bon boole kook tooke la ñuy sotti ci seeni tool ba tax na tey ji lu ëpp kon ca tool ya yàqu na loolu tax na nag ba ñu amal ab toogaayu ñaxtu lu ni mel it ñu gis ni am na daanaka ca Kaffrine waaye bi yoon toogaay ñaxtu ba ma nga jëm rek ci askan way yeewoo ca commune bu Sagna ñoom nag lanu bëgg mooy société boobu nga xamante ni moo leen di jox courant ñu gën ko xam ci Era énergie lanu bëgg mu able ñu gis ni ña ngay am courant ci lu ñu wax waaye teewul jafe-jafe ña nga fa ba tey lu ci mel ni facture bu cher ak yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni ña ngi koy jànkonteel tàggat yaram ak athlétisme nag jàpp leen ni am na njiit lu bees fii ci Sénégal ma ngay wuyoo kon Sara Wali moom nga xamante ne ab colonel la ci douane nee na nag tey kéemtalaay kàttanam la bëgg a def rek ngir athlétisme suqaliku ci Sénégal wërngal këpp moom nag gis na ni lii di athlétisme sax ay ati ngi nii mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi. xibaar yi ñu tàmbali ko ak parti démocratique bu Sénégal nga xamante ne nii nag mi ngi doon ŋàññi yorin bu jaarul yoon fii ci Sénégal lu ni mel nag kii di Abdou Mbow daal na ci tontu moom nag la mu xamle mooy PDS moom moo war a mujjee wax ci yorin wu sellul waaye tamit tontu na ci maanaam li ñuy sàkku ngir nag premier ministre tekki ndombal tànkam naka noonu Abdou Mbow teg ci ne nag permanence bi nga xamante ne nii moom la ñuy coow fan yépp ne APR mi ngi koy waaj a tabax permanence boobee nag ñu fare ci parti bi ñoom ñoo ci dugal seen koppar Abdou Mbow ñu teewlu ko ak Cheikh Hassana Fall. maa ngi sant yàlla ndax bu ñu demee ba waa parti démocratique sénégalais ne dañuy porter plainte ci kanamu yoon loolu mooy dëggal nañ tey ne yoon am na Sénégal ba ñoom ñu am ci yaakaar loolu man dama ciy sant yàlla waaye loolu di wax rek ne jàpp naa ne wàllu bonne gouvernance maanaam yorin alal bu sell bu ñu ko yore réew ak doxalin bu rafet ñëpp waroon nañ cee wax ba mu des PDS ñoom ñu ngi wax ay porte plainte ñoom fi mu toll nii li leen waroon a soxal moo ñu fexe seen candidat loolu ñu ko alamaan xam nga moom dañu ko jugé tëj ko alamaan ko mu war a fay sénégalais yi alal yu bari nañu fexe lu ñu fayee loolu jàpp naa ne loolu moom moo waroon a doon seen préoccupation waaye comme ñoom
dañuy bëgg a jaxase xelu nit ñi fu ñu toll ndax amuñu programme amuñu vision mais comme loolu amuñu xalaat boobu ñu ne nañu dugg ci caaxaan yooyu parce que loolu ay waxu caaxaan la muy beneen bi yaa ngi may wax léegi ci wàllu siège dama bëgg xamal Sénégalais yi ne 2012 ak léegi bu doon pouvoir caxat-caxatee réew la ñu yor tey jii wut nañ terrain bu yaatu comme ni ko ñeneen ñi defe woon tabax waaye dañoo jënd maanaam dañoo dem lu xool terrain bu ñuy jaay muy 2000 mètres carrés ci booru Sotrac Mermoz ñu jënd ko ñu ne nag balaa ñuy dem di liñ naan balaa ngaa laax lekk jaay laax lekk ñu ne dañuy tàmbale ci ñun responsable yi ñu doon cotiser ku ne jël sa jiba la ca ne nga def ko ci biir gafaka gi ñu dajale tabax suñu siège. Bamba Fall fi mu ne nii Idrissa Seck nag la jiital ci bopp Manko Taxawu Sénégal lu ni mel nag politologue bii di Yoro Dia jàpp ni nag mën naa am solo ëllëg ndax ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall bu fekkente ne nag dana ko condamné ba mu des ci kaso bi kii di Idrissa Seck kon xëy na mën naa doon njiitub réew bu Sénégal gis-gisam nag daal di wute lool ak bu Banda Diop moom nag nee na muy tey di ëllëg kii di Khalifa Sall moom mooy jiite coalition bu Manko Taxawu Sénégal Mame Biram Diouf. Idrissa Seck mooy jamono ji ki jiite Manko Taxawu Sénégal di ay kàddu Bamba Fall politologue bi di Yoro Dia nangul ko. bu dee wéy dafa nekk affaire émotion du sentiment mais loolu mooy li ñuy wax bon sens loolu moom la xel nangu comme moom Khalifa Sall ak Macky Sall dañoo am un combat politique. Macky Sall combat bu njëkk Macky Sall moo gagné parce que arrêté na Khalifa dugal ko ci kaso bi. mais Khalifa posture bi mu nekk moom bu mënul nekk candidat mënul falu mais mën na empêcher Macky Sall mu falu ça veut dire li ñëw en France il ne peut pas gagner mais il peut faire perdre léegi bu dee dafay jàppale Idi accord yi ñu war a négocier mooy bu dee damay jàppale bu dee gagné nga nag boo gagné man tamit bëgg naa ñëwaat je veux revenir dans le jeu donc jàppale Idi mu gagné comme ça peut-être Idi bu dee am na gagné na mën na ko gracier wala mu def benn loi d'amnistie pour mu ñëwaat. Banda Diop moom donte sax mu ngi rafetlu jéego yi nga xam Idrissa Seck mu ngi koy def ngir sax coalition bi gën a jëm ca kanam waaye jàpp ni bu desul dara nag ngir mu jiite ko loolu lu ñuy waxtaanee la. ñun ànd bi fi mu nekk nii ñu ngi koy def àndu nawle boo xamante ni dañuy yëgante. mais li ñu gën a sentir ci ànd bi fi mu nekk nii mooy fexe ba ki nga xam ne mooy leaderu àndandoo bi di Khalifa Sall moom nag ñu jënne ko ci kaso bi. léegi nag suñ ko jënee ci kaso bi ba pare ci boobaa nag la ñu mën a toog suñu biir daal ne kan la ñu yaakaar ni moom moo ñu mën a représenté ci élection. ndax dafa ne ni Idrissa Seck moo nar a doon candidat Manko Taxawu Sénégal bu fekkee ni sax kon Khalifa Sall dafa teewul bokk ci joŋante yi ci présidentielle yi di ñëw. dañoo wax Afrique souvent boo amee nguur gi souvent yaay am droit. ça veut dire boo amee doole souvent yaay am yoon ça veut dire yaay am yoon nii affaire Khalifa Sall demee nii détournement des deniers publics ak li lu abi wax gisuma fu Khalifa Sall mën a wala boog dina ma jaaxal fu mën a jaar ba duñ ko condamné. ala kulli xaalin tanoon moom bu nekk candidat Macky lay jàppale tey jii bu Khalifa Sall buñ ko condamné gisuma ci ñoom tendance Bamba Fall yi kan moo ko mën a fël am envergure am personnalité bi nga xam di nga war a mën nekk candidat. ñëpp xam nañu ne ay élection benn parti gagné wu ko ay élection benn candidature gagné wu ko donc li ñu bëgg mooy fexe ba am candidature boo xam ne candidature de large consensus lay nekk pour que vraiment lii nga xam ne moo fi nekk Sénégalais yëpp xam ne doy na waar ñu mën ko soppi. ak lu ci munti nekk Idrissa Seck mën a am yaakaar Bamba Fall jàppale ko ngir kon mu jiite ci ni mu waree lii di Manko Taxawu Sénégal ndax loolee day dem ba ca présidentielle yi di ñëw tontu gi nag wute na. ñu wax ci leneen muy nag taskatu xabaar yu Dakar Actu ñu doon pamti démb ca palais de la République lu ni mel nag syndicat bi nga xamante ni moom moo ëmb ñi yëngu ci tasum xabaar ak communication naqarlu nañu ko lool ki doon wax ci seen tur di Ali Fall moom nag la mu xamle rek mooy sunu takk der yi léeg-léeg nañuy doxaleek askan wi dëppoowul ak yoon Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. Façon de dire aux gens d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, mais pas comme ça, qui nous agressent, ce qui n'est pas normal. Voilà. bokk na ci ñi jot a laalante ak force de sécurité yi policiers yi nga xam ne jot nañu teew ci procès Khalifa Sall ci palais de justice. mais moom dafa jël force jiital ko fekk ñu taxaw rek buux ñu mais tamit nit ki bu ñu la poussé ba say dernier retranchement dafa am comportement boobu mooy jël man caméraman bi maa doon ku ko xam-xam bañkat la. ci la noonu la yuuxoo waa ji ne ko amoo droit buux ñu dañu def suñu liggéey comme ni nga fi nekkee di def sa liggéey amoo droit buux ñu y a une façon de nous le dire ci direct bi ma doon def tamit man ma wax ko. ab agression bi nga xamante ni Synpics
ñaawlu na ko. c'est honteux pour le Sénégal te yaakaaroon na ni ñun dépassé nañ lu mel nii ci koo xamante ni sax lu gën a choquant ci image yi mooy ki ñu koy buux ak ki ñuy brutaliser micro la yore yorul xeer yorul àll micro la yore ku mel noonu nga war ko protéger mu def liggéeyam nga koy bumax di ko jaay doole di ko xam nga loolu dafa nekk image yoo xamante ni kenn mënu ko comprendre. problème de formation bokk na ci Badara Diop moom la gis wante bu ñu sukkandikoo ci Ali Fall faaw ñoom ñi lay yor kaaraange askan wi ñu xoolaat niñ koy yoree ci ndaje yi ni mel. ba tey dafa mel ni police wala peut-être même gendarmerie dañu am problème pour gérer les foules parce que toujours yu mel ni bu amee rek. il faut que sans que ñu wax ci événement bi mais brutalité policière la ñuy wax wala gendarmerie donc cela veut dire qu'il y a un réel problème à ce niveau il faudrait que nag que vraiment qu'ils reviennent avec beaucoup plus d'intelligence xool bu baax nan la ñuy mën a gérer les foules. ci diggante journaliste bi ak policier bi wala gendarmerie du rapport conflictuel rapport boo xamante ni dañoo war a liggéey de connivence maanaam tey jii ñoom am na yenn arrestation xam ne bu ñu ko defee sax ils sont obligés dañuy woo ñu dem filmer wane adduna bi yëpp ne suñu jàmbaar yi exploit bi la ñuy def kon je crois que ne ñoom tey jii nii lii xaw a manqué rek tuuti du ñëpp mais problème formation la. dugguleet nag ñuy gis situation bi ni mel wante bu ñu sukkandikoo ci waa SYNPICS rapport bi war a dox diggante presse beeg ñi yor kaaraange gi maanaam police beeg gendarmerie bi dafa war a nekk collaboration seen diggante wante du situation bi ni mel. nekkoon kon jafe-jafe yi nga xamante ne rek sunu mbokku taskatu xabaar yi ñenn ñi ñu ngi ko doon dund ca palais de justice démb bu Ndakaaru ñu wax nag ci projet bi nga xamante ni nag jëm na ci tere njaayum mbuusu plastique bi ba ñu ko wotee kon fii ci Sénégal mat na ñaari at charte boobee waaye ba nëgëni nag kenn jëfeegu ko ñu ne nag lu ni mel faaw décret d'application yi ñu mën koo nag topp su ko defee tamit ñu mën koo jëfe bu baax fii ci Sénégal ñu teewlu ci ndaw réew bi di Abdoulaye Ndiaye ci micro Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. ci loolu parce que sans ce décret d'application pour ñu war a mën a contrôler rendre effectif cette loi là dina nekk loo xaw a doy waar mais li ñu mën a jàpp ba jàpp ko mooy la volonté politique elle est là parce que su amul doon projet bi du yegg ci Assemblée nationale donc nañu jàpp ne également le Sénégal est un tout l'État est un tout bon aussi bien que loolu mu doone priorité am na yeneen priorité yoo xam ne ñu mu ngi xaar président de la République en dehors maintenant du travail yi nga xam ne quotidien daf ko war te li nga xam ne day participer au développement de ce pays donc il faut des fois il faut ñu andi compréhension pour xam ne liggéey dafa am laaj patience dafa laaj également am ay les bonnes informations mais am aussi moment boo xam ne boo mooy jot pour ñu def ko xam nga tey le temps du gouvernement n'est pas le temps de nous acteurs politiques les choses ne sont pas les mêmes les contextes diffèrent donc loolu mooy comprendre gouvernement boobu ba léegi gis nañu yeneen loi yi ci mel ni tamit wàññi location beeg cigarette bu ñuy teree toog ci lieu public yeeg yooyu non yooyu daf ci am yoo xam ne ñun sénégalais ñun ñoo xam lu ñu bëgg parce que bu ñu appliquer loi bu ñu voter loi décret d'application génn ñu ne leen lii bokk lii kat dañ koy tere mais yow sénégalais bi nekk ci sa biir koñ boo ko gisee muy def am na taxawaay boo war a am mais su nekkee ñun sénégalais ñun ñooy njëkk a jalgati li réew mi santaane mais loolu mooy problème bi. lu soxal mbuusu plastique yooyu ci Sikicoor seetlu gi mooy ñay jënd ak ñay jaay mànkoo nañu ni mbuus nag mënta ñàkk sax ndax dañu koy soxla waaye li leen gënal tey jii mooy nguur gi fexe rek ba mbuus yooyu nag mu am yeneen yu ko wutu lu ci mel ni nag ay mbuusu këyit ni ñu koy faral di nemmeekoo ci réew yi nga xamante ni nag dend nañu ak Sénégal Boubacar Diassi. gannaaw ba suñu réew amee am luwaa bi tere njaay ak jënd yenn xeetu mbuus daanaka lu soppeeku ci bët saalum réew mi bariwul. mbuus yi moom dañoo war a respecté loi bu baax a baax a baax a baax loi bi moom mbuus yi dañ ko war a respecté mbuus dafay war a jóg Sénégal mbuus dafa yàq lu bare bari et puis du gaaw a suuf si du ko gaaw a lekk. gisuñu leneen lu dul mbuus buñ indee leneen lu dul mbuus ñu utiliser ko ki tere mbuus yi xam na li gën ci suuf si nee na mbuus yi xamul ci baaxul ci suuf si waaw na indi li gën ci suuf si na def ne Gambie rek du Gambie gi nii dañoo génnee mbuus indi li remplacer mbuus yi indi nañ li gën. buñ commencé jaay mbuus lañ doon liggéey dañuy dem ba ci biir ñu ne dañ ko interdit ñu changé mbuus léegi depuis bu ñu changé mbuus ñu indi ñu benn façon sas ñu ne dañu indi sachet les sachets yooyu ñoo doxul ñu daal yenn façon mbuus moo tax ñi koy utiliser ba léegi daal. amuñu solution waa. ñu jàpp ne ñenn ci clients yi ñooy laaj commerçant yi mbuus ndax nee nañu moo leen gënal. boo bëggee jaay il faut nga yor mbuus parce que am na clients yoo xamante bu ñëwee jënd
te joxoo leen mbuus dañuy bàyyiwaat leen jëndal loolu moo ñu bàyyi ci mbuus yi mais buñ gisee lu ko remplacer loo xamante ne mën naa remplacer mbuus yi dañuy bàyyi mbuus yi. moom lañ fi am à défaut de ça amuñu leneen amuñu sa benn pexe juste raison moo gën a pratique. te jënd mën da ñàkk te amuñu feneen fu ñu ko def mënoo jënd lu ñuy lekk wala nga jënd leneen taawu ko say loxo faaw ñu wut mbuus ci man sama gis-gis mbuus moo fi nekkagul. waaw suñu gisoon leneen moom kon duñu laaj mbuus ndax mbuus day tilimal rek. waaw mais bu fekkente ne mën nañu fee andi papier yoo xamante ni xëy na mooy tane mbuus yi mën na nekk. waaw mën na nekk te même Gambie kii ñoo fa nekk papier yi ñoo fa nekk te ba léegi ñu ngi koy utiliser normal mën na nekk même papier yi sax moo gën a noble. am na it ay commerçant yu marché Saint-Maur bu Ziguinchor ñu ñaan nguur gi mu jël ay daan yu bees ngir xeex jëfandikoo yenn xeetu mbuus ci suñu réew. yii moom ay matuwaay yu ñu jël la ngir nag suqali tourisme ci Sénégal naka noonu am na ay koppar yoo xamante ne teg nañu ko di ay financement ñu jagleel ko nag hôtel yeeg acteurs yi nga xamante ni nii ñoom ñoo yëngu ci wàllug tourisme koppar yooyu nag kon xayma nañu ko ci juróom-ñeenti téeméeri millions ak ñeent fukk ak juróom-benn tey jii séddale nañu ko kon ay acteurs seen lim toll ci fukk ak ñaar ku ca ne nag am nga téeméeri millions waaye dañu ko xeeb lool. tey sàkku nag ci nguur gi mu yokk ko donte njiitu jëwriñ ñi di Mohamed Boun Abdallah Dionne ma ngay dalal seen xel Fatou Bintou Konté. li nga xam ne moom mooy secteur touristique bi fii ci Sénégal ay jafe-jafe yu metti lay dund bu fekkee sax jot nañoo nemmeeku yenn réalisation yoo xam ne jot nañ ko cee def. jafe-jafe yi bokk na ci sécurité loolu yàgg nañ ko jooy bokk na en tout cas en ce qui concerne Saly ci problème érosion côtière bi gis nañ ne que pratiquement convention bi ak Banque mondiale pare na signature bi moo ci des. Je pense que semaine prochaine war nañ tenir benn réunion au niveau de Saly avec le ministère pour signer code bi une fois que ñu signé ko la Banque mondiale dina mettre en place le financement et les travaux vont démarrer normalement dans 3 mois. ngir nag jàppale secteur bi mu gën a jëm ci kanam benn financement de crédit hôtelier et touristique taxawal nañ ko valeur am toll ci 946 millions de francs CFA di ko séddale ci 12 bénéficiaires. 100 millions tuuti na pour yenn hôtel yi. comme ni premier ministre waxee léegi peut-être pour yenn auberge yi pour yenn campement yi 100 millions mën na leen rapporter beaucoup mais vraiment pour def rénovation bi mu bëgg moom ak fi mu bëgg yóbbu touriste 100 millions du dara. ki nga xam ne moom moo di ilimaanu jëwriñ ji di Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi dalal seen xel di xam ne sax li nga xam ne moom mooy 100 millions yooyu faaw ñu xoolaat nan lañ koy yokkee. plage u Saly bi daanaka ndox mi lekk na ko donc am na lu ñu ci président sant ñu ciy liggéey. ministre Mame Mbaye Niang finalisé na ko ak Banque mondiale am na ay quelques milliards quand même yu ñu mobilisé ministre bi nee na le 15 bii di ñëw bii fii ak lu mat fukki fan incha allah dina leen dajale yéen ñëpp ak police touristique ngeen liggéey xool nan la ñu war a def pour que servitude yi li wër seen hôtel yi nan lañ koy yokkee ci mbir yi nan lañ leen di taxawoo ci mbiru sécurité. ki nga xam ne moom moo di premier ministre moom it ma ngay suggérer li nga xam ne moom moo di Casamance ñu déclaré ko zone touristique d'intérêt national maanaam bépp taxe bu nekk ci zone boobu ñu yëkkati ko benn taxe du fa amati ba tax ni sax moom dafa fas yéene amal benn conseil interministériel ci wàllu woowee. Daaru Xuddoos nekk ca département bu Tivaouane am na ñuy jànkonteel ay jafe-jafe foofee ñu ca mel ne nag ñuy yëngu ca mbayum légume seen lim nag toll ci ñetti junni carrière ñoo leen lëjal wëcc seen tool yi nag ña ngi cay sotti ay ndox yu bon boole kaaki tooke tool ya nga xamante ne nag kon toll na ci ñetti téeméer ci hectare ñu ne sax lu ca baree bari kon yàqu na moo waraloon seen toogaayu ñaxtu Cheikh Anta Diop. di ay tooli dër toll na ci ñetti téeméeri hectare daanaka mi ngi ci pegg ak usine UCS waaye ay carrière privée de ñoom ñoo ko wër baykat yi nee nañ carrière yi ndox mi nga xamante ne dafa am tooke di jógee ci carrière yi moom mooy ball bay ñëw ci tool yi indi nag yàqute gu baree bari lu jëm ci wàllu lujum seen mango yi doon tóortóor sax daanaka lépp a yàqu. ñun pomme de terre la di bay soble kaani lu ñuy bay rek fii lañ koy bay fii mooy Kaken tool yi gën a riis ci gox bi Kaken ci la bokk waaw. léegi nag mbenda moom ñun ba mu fi ñëwee ba léegi ñun dañoo am problème ndax ndox mii ne leen daa aw ca carrière am ba bu dee moom moo ñu ëppi moyen nag bi mu ñëwee dafa fatt ndox mi léegi ndox mi retourné ñëw nii. beneen bi ci gën a yokk nag mooy poussière bi moom ñun bu ñu demee du nelaw suñu bët yi dañuy fatt. tëleem bi mi ngi nii tëli bi baaxul fi mu ne nii gis nga mango yi lii lépp ay mango la gis nga poussière dootul meññ léegi da war na fekk muy tóotóor waaye poussière bi moo tax dootul tóotóor. ndox mii gis nga ndox mii ñoom dañ koy jël di ko pomper di ko yóbbu fële ca ginnaaw nele ci dex gi après den fa dem léegi loolu dafa dem ba demaat dex bi mu defee dex nag dafa dagg
retourné duggaat suñ tool yi. baykat yi nekk fii ci zone des Niayes ci Daaru Xuddoos nee nañ bu ñu sàgganul ay junniy nit nag daañu ñàkk seenum xëy ndaxte ci tool yi rekk lañu yaakaar ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ak sous-préfet bu Meewaan mu taxawu leen. dañuy dem ci banque bi di leb ñii di leb ay 2 millions ñii di leb ay 3 millions ñu jënd machine 900000 machine yi 600000 di gas ay forage 350000 forage yooyu lu ci bari ndox mi suul na ko kenn dédommagé wu leen di jot a ci ñi fi bay rek dem na ci ñetti junniy nit yoo xëy fii la ñu yaakaar fii la ñuy xëy yor ay njaboot loolu daal lañu bëggan kilifa yi yëkku ñu wallunu ngir yàlla ak yonent bi ndax ay borom yi njaboot lañu te sonn nañu. di mbir moo xamante ni jamono yi indi na njàqare ci baykatu dër yi nekk fii ci Daaru Xuddoos ñoom sax nee nañ ci fan yi di ñëw daañu dugg ci carrière yi dakkal bépp liggéey. ñi it noppi nañu ngir ñu taxaw seen i jafe-jafe lu ko mooy nag daanu gën a yëngal muy nag askan way yeewoo ca commune bu Sagna nag nekk ca diwaanu Kaffrine ñoom toogaay ñaxtu ñoom it lañu amaloon kër googee ñu naan Era énergie lañu bëggatul gis ci seen commune boobee kër googee nag moo leen di jox courant te taxul nag ñu am lañu bëgg ndax seen i facture tey jii la gën a cher te bu ñu demee bay kalaame gisuñu kilifa bu leen may nopp ca commune ba ñu wax ci foire internationale bu Ndakaaru bi nga xamante ne nag mi ngi waaj a tëj ay buntam juróom-ñaari fan lay doon ci weeru janvier ñaari fan ci des foire ba nag ñu gis ni ba nëga ni client ya dese nañoo ñëw ña fa nekk nag di jaay ña ngay def seen kéemtalaay kàttan fi mu ne nii sax ña ngay bazarde di wanteer yëf ya lépp rek ngir mën a tàqalikook seen marchandise boobee laata foire ba di tëj ay buntam dañ ci ànd ak Fatimata Ba. Esplanade bu Cissesse jamono ji ñuy wanteer daanaka ndax ñetti fan képp moo des laata foire internationale bu Dakar bi di tëj ay buntam njëg yi ñu daal di ko wàññi bu baax a baax waaye itam am seeni feem ngir client yi ñëw. fi mu ne moom client yee ci des rek ndax lu ñu doon jaay yëpp wàññi nañ ko pour ñu ñëw jëndal seen doom yu joué yi lu ñu doon jaayee 5000 ñu ngi koy jaayee 4000 lu ñu doon jaayee 10 000 ñu ngi koy jaayee 5000 parce que xam nga fin foire moom da ngay wanteer loolu moo tax ñu génn si biti. ay daal laa jaay. ak ay saak ay pochette ñu ñëw ci foire bi nekkoon ci biir camion vert instant yi client yi xaw a wàññeeku ñu génn naaj ci bitti di wax rek ne ñëpp ñëw gaaw ndax ñu ngi ci promo te dañoo wàññi daal yu doon jël 10 000 instant yi 3000 bu la neex ngay tànn daal boo bëgg saagu xale jàngkaay yi pochette yi yëpp wàññi nañ ko daal jeu xale yeeg yëpp lañ wàññi daal waaw ñu gaaw daal ñëw. waaw li foire bi di waaj a jeex rek moo tax ñu bëgg a profité rek wàññi bagage yi jaay ko. client yooyu lee gis leen nag xaw na jafe bu ñu sukkandikoo ci exposant yi jàpp nañ ne prolongation foire bi communication bi ci waroon amut. ak fin du mois beeg xaalis bi ñu bëri dañoo yaakaaroon ni foire bi jeex na te fekk jeexul xam naa loolu la information bi moo des a jàll ak yooyu mais ñun ñu ngi fi ba tey bëgg a jënd waaw dëgg la loolu communication pour man moo des. dañoo bàyyi ba le 31 ñu wax ni dañoo prolongé je trouve que ni suñ ko waxoon bien avant nit ñi dinañ xam ne dinañ ko prolongé parce que ñun dañuy dem ba suñu kër yi ñu ñuy laaj ndax foire bi jeex na ou pas y a des personnes qui ne savent pas que ni dafa continuer. prolongation yi daal moo ñu xaw a sonal ndax bu ñuy jàpp daal nañ jàpp benn date rek mu nekk benn date mais après ñu bàyyi ñu ne le 31 lay jeex ñu jokkaat ci 7 jours loolu moom day pénaliser lu bëri en plus day tax tamit clients yi mooy loolu. donte sax lu bees nemmeeku nañ ko ci organisation bi ñu rafetlu ko jàpp na ni itam ni bëri na lu ñu war a xoolaat. dugg foire di jënd plus ngay entrer ay 700 et tout ça étranger sax lañ doon kaas pour man loolu la ñu war a gën a seetaat ak organisation bi et tout musique bi par ci par là doo mën a dégg et tout looloo moo des pour man. foire bi nag juróom-ñaari fan ci weeru janvier bi lay daal di jeex ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi indi seen i marchandises ne laata loolu yaakaar nañu. am yeneen visiteur. jaajëfal ko Fatimata Ba ñu wax ci wàllu tàggat yaram fédération sénégalaise d'athlétisme am na njiit lu bees Sara Wali la tudd moom Sara Wali moomu nag doon colonel ca douane moom nag am na sasu rëy ci discipline bi nga xamante ne ay jafe-jafe yu tar lay jànkonteel waaye tamit nee na xam na li koy xaar noppi na ngir joxante loxo ak mboolem acteur boo xamante ne yaa ngi yëngu ci athlétisme dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. Je vais réserver un remerciement particulier à Cheikh Tidiane Boye qui nous a permis d'aller au consensus. patron bu bees bu fédération sénégalaise d'athlétisme moo ni waxee. Sara Wali moom di joxe li ko yitteel nees def ba mën a daal di yëkkati discipline bi fii nii ci réewum Sénégal. école moo mos a nekk pépinière athlétisme ñu fexe ba nga xam ne athlétisme dañ koy def école bu baax a baax ak ci région yi
ak former essentiellement entraîneurs yi ak officiels yi. état bi mooy suñu premier partenaire état bi bon stade Iba Mar Diop soxal nañ ñu laalaat ko ak stade Amitié pour tartan bi gën a baax ci tànku xale yi ak dimbale athlètes yi nga xam ne am nañ yenn niveau yi ñu jàppale leen. ci cérémonie d'installation bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon def ki nga xam ne moom moo jiite bees lii di fédération sénégalaise d'athlétisme ministre bi nga xam ne nag moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram di Makhtar Ba moom mu ngi décliner lii di ay ambition mu gis ne nag faw ay coppite yu bees daal di am. effort yi daf ñuy yóbbu wala bëgg a def ay comparaison parce que ku bëgg a comparer dayoo athlétisme Sénégal ak dayoo athlétisme France da ngay erreur da ngay xam. ak yi France am wala yeneen gox yu am doole yi li ñu jot a def nga ñëw méngale ko doole Sénégal ci wàllu koppar ci wàllu jàppal parce que tey balaa ngay am sport performant da ngay am structure yu baax yoo xam ne day répondre au noonu ci loolu lañ nekk nag di liggéey moo tax ma xamal leen ne du yomb waaye nit ki boo sooboo ci lu la ko jaral lépp lu la mën a daj di nga avancer di nga trouver ay solution pour mën cee génn. gannaaw fukki at ak juróom ba mu nekkee ci bopp fédération sénégalaise d'athlétisme Momar Mbaye daal di dem ki ko wuti nag daal di nekk colonel Sara Wali moom ñu fal ko ngiru mandat ñeenti at ci bopp fédération sénégalaise d'athlétisme. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Dione yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bi mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.